noonu gi tekkiwul ni xamul dara mais am na keneen ku ko xamul ku ñu war a jàngal mu xam ni lii la bu ko defee nit ñëpp bokk ku aca nga ni alors question bi mooy ban xale moo njëkk a dugg ci l'islam ban xale moo njëkk a dugg ci l'islam bu leen ma xool Ibou Ndim new fi tey de Seydina Alioune ah Seydina Ali ibn Abi Talib Seydina Ali mooy xale bi njëkk a dugg ci l'islam Seydina Ali Ziggy, tu peux venir s'il te plaît. il faut venir viens ici mais Ziggy tu es bien habillé là mais Ziggy sama sëriñ sax mais mais toi là tu mets ça mais kaay loo may dil sëriñ na waa toogal ni nga solaale ko oustaz asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam dama doon laaj taxaw bee ëpp caaj de. taxawal na leen ban xale moo njëkk a dugg ci l'islam ni nga leeree sa leer bi soo jegee li gën a fay. ma takk ñaareel ma ban xale moo njëkk a dugg ci l'islam waaw bu mu jëm kaw bu mu jëm kaw Guigui wax na dëgg. Grand boubou, tout petit boubou, c'est entre les deux. Oui. Donc voilà, ça arrive là, tu vois. Amuñu temps. Donc là, tu vois, sur le milieu. Voilà. Donc da ngay def nii. Après voilà, après dugal boobu. après nga dugal boobu. après nga arrière. après nga wàccee soo faxasee nii. bon après waaw léegi ban. mais Ziggy di rafet na macha allah macha allah. Ça se va bien. mën nga nuyoo en attendant ñuy continuer. salaamaaleykum téléspectateurs yi di kontaan dellu si waat fii tey. vraiment kontaan trop aussi fekk fi oustaz xam nga moom chaque fois def ñuy jàngal lu bëri bëri. donc day baax ñoom genre mel ni moom. waaw di gërëm ñëpp rek di kontaan di wax ne teel a nag ajuma. addiya yi foo ñu dugg. dëgg la donc mun ngeen woote joxe addiya yi jërëjëf. jërëjëf Ziggy si kanam tuuti dinañ ñëw ak moom ci Travel with Ziggy mais en attendant dañuy poursuivre ak les questions de dîner. Alors tout à l'heure la première question était ban xale moo njëkk a dugg si l'islam Nafissatou Dieye moo ko trouvé moom nee na Seydina Alioune Abi Talib Seydina Alioune effectivement. foofu sax genre doomi bëgg ñu taxaw parce que di nga non dama leen di sonal nag parce que faw ñu xam ni comme ça l'islam dafa am étape par étape ñu dugg buñ la laajee tey buñ ne la ku njëkk a dugg ci l'islam rek yam ci neel yonent bi la parce que amana rasulu bima unzila ilayhi yonent bi moo njëkk a gëm l'islam mais buñ la laajee ci paa yi ban paa moo njëkk a gëm l'islam ci ngay wax ni Aboubacar mais buñ ne ban jigéen moo njëkk a gëm ci l'islam da ngay wax Khadijat buñ la waxee ginnaaw yonent bi kan moo njëkk a gëm da ngay wax Khadija parce que yonent bi mu tiitee Khadija moo ko dalal Khadija waxoon nañ ko ci gént ni ko sa jëkkër dina nekk yonent kon confirmation bi la doon xaar moo tax bi mu ko waxee li mu gént ci saasi dafa gëm Aboubacar gëmul ci saasi doxal na ay fan yoo xam ne gëmul dafa am benn bés rek yonent bi ni ko yow damay woote chaque jour ngay toog sama wet te yaay sama xarit parce que 12 ans la yonent bi am Aboubacar am 10 ans ci la ñu xaritoowee di ànd ba ni l'islam déparé mais yonent bi ni ko lu tax tuuboo mu ne ko mais lan moo tax may tuub yonent bi ni ko xanaa gëmoo sama diine ji may woote mun ko ba tey weddiwuma ko mais faw ma am confirmation bu tax ma gëm ko mu ni ko est-ce que mus ngaa xalaat ni mus nga gént kenn nettaliwu ko de Aboubacar moo ko gént rek mus nga fàttaliku bi nga géntee weer wi daanu ci sa kaw nga laxasoog moom ci sa mbàjj ba fajar Aboubacar ndax fàtte nga loolu te loolu bi ko Aboubacar di gént mu ngi ci âge de 15 ans 16 ans Aboubacar ni ko ashhadu an laa ilaaha illallaah confirmation boobu la gëmee mais buñ nee la ci xale yi kan moo njëkk a gëm da nga naan Alioune Abi Talib moom moo njëkk a gëm parce que Alioune ak yonent bi seen papa yi ñoo bokk benn baay papa yi Alioune moo yar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi muy dem asamaan di jëri julli mu ngi jaar ci kër Ummu Hani mook Alioune tamit ñoo bokk ndey ak baay moo tax ci jigéen ci xale yi Alioune moo njëkk a gëm l'islam ñu doxal ñu continuer oustaz jërëjëf ci leeral yi alors deuxième question bi ñu ñuy laaj les téléphones s'il vous plaît posez vos téléphones Zeynab et l'autre Betty Dafé oui je sais mais posez vos téléphones oustaz waxal sa njaboot gi sama njaboot gi nañu suivre rek les téléphones yi ngeen sigi nag je dis pas que vous lisez des messages mais il faut suivre d'accord ñii dafa mel ni yéen est-ce que amoo leen ñii dafa mel ni xaaral ma wax dafa mel ni dafa am yàgg yéen da ngeen ne da ngeen am ay oustaz yoo xam ne da ngeen leen di seetaan loo fay leen non on n'est pas en classe bu question départ rek ngeen oustaz yi message leen wala déet waaw mais temps baa ngi dem waxtaan léegi ñëpp laay xool ay ca ban saxaaba moo tax l'islam siiw seen naamaan
Omar ibn Khattab moo tax l'islam siiw. naka léegi oustaz kii écouteurs yi est-ce que mënuñu koo génne. waaw parce que dañ ko koy balancer si ginnaaw. ndax lii dal na la ñaari na daaw na de. amoon naa problème. lu tax ñu ci di dute ci sa niveau. écouteurs yi dem waaw dindi na écouteurs yi dindi na. pour chaque jour nañuy leeral nit ñi Omar moo tax. écouteurs yi dem na téléphone yaa ngi nii. Omar moo tax l'islam siiw. l'islam 39 personnes lañu nekkoon dans la clandestinité. loolu la ñu wax. 3 ans yoo xam ne l'islam dañ ko nëbb. Omar bi muy tuub fekk dafa 39 personnes moom moo tuub nekk 40e personne. julli jot ñuy nëbbatu di julli. Omar ni yonent bi man nag lu ma bokk ñëpp dañ koy xam. bu fekkee li ngay woote dëgg la bàyyil Bilaal mu noddi. man sama jaasee ngi damay ànd ak yow julli ku ma dajal ci yoon bi mu laaj ma foo jëm ma tàqale sa bopp ak sa baat. kon Omar ibnu Khattab moo tax l'islam siiw. Aïcha bi ci topp. alors bi ci topp fas bi yonent bi yéegoon bi muy dem asamaan. sama waa jaa ngi fay jaay oto yi. xaaral de. yonent bi ba muy di ñaan jaay alburax. del xaar nit ñi dëgg la dafa xam. waaw mais dafay xaar nit ñi. maa ngi nuyu waa alburax yëpp waay. waaw alburax nekk bi maa ngi koy nuyu ñoom gis nga alburax. alburax la yonent bi waroon. ba muy jëli julli. alburax nekk fi mooy ñoom Aziz Ndiaye ak ñoom ak kii. na fi noppi. dafa neex sax. alburax d'accord ngeen wala nangu ngeen. ayca te takkatuma de li ñuy liiree nii. mais na fi aussi pour ñu xam que ne yow tamit ay nga nag del bàyyi gars yi ñëpp wax. nañ dem ko buñ trouvé wu léegi nga soog a. na fi temps yi xew nga de. alors question bi si topp ñu ne kan moo doon noddal yonent bi. Oustaz wax na ko léegi. doon noddal yonent bi kan moo doon noddal yonent bi. Bilal Oustaz wax na ko léegi. Bilal. oui Bilal waaw. alors ñu ne booy julli ba si yàgg nga fàtte ñaata rakka nga am. booy julli nga nekk ci biir julli. ba ci yàgg xamoo ñaata rakka nga am bu dee da ngay julli tisbaar. ngay julli ba ci yàgg xamoo ndax julli nga ñett wala julli nga ñeent. naka nga koy réparer looy xalaat ci biir nooy def julli gi. boo sëlmalee da ngay julliwaat da ngay sujjootaat. da ngay sujjootaat ñaata. ñaari yoon. ok waaw gis nga booy julli. bu dee tisbaar nga ni waa man ñaata rakk laa am man 3 laa am wala 4 da ngay jàpp ni 3 nga am. da ngay xool li gën a néew. bu fekkee da nga ni 3 laa am wala 2 da ngay jàpp ni 2 nga am. waaye boo demee ba sëlmal da ngay sujootaat yeneen ñaari sujoot daal di taayawaat daal di sëlmalaat. noonu lañ koy réparer. macha allah. bi ci topp ñu ne booy julli am ku la jiite nooy yéenee julli. waaw. booy julli am ku la yéene. am ku la jiite xam nga julli yéene dafa bokk ci farate julli. bu fekkee da ngaa dem jumaa imaam bi kàbbaar yow boo yéene naka nga yéenee. fas yéene julli ci farate yàlla ak sunna Muhammad. bu dee julli aljuma la ca jumaa ja boo yéene noo yéenee. fas yéene julli faratay juma. ci farate yàlla ak sunna Muhammad. am na lu des. da ngay yéene topp ci ñaari jiite. da ngay yéene après nga continuer da nga yéene topp ci ginnaaw. kii jiite booy julli aljuma da nga naan fas yéene naa. julli ñaari rakkay aljumay tisbaar roy ci ginnaaw imaam. boo ko sa julli bu baax da roy parce que dañ laa jiite roy ci ginnaaw imaam. beneen bi ci des muy sew nafi bu aljuma jotee imaam bu commencé xutba kenn amatul droit julli. beneen bi ci topp mooy bu ay xale toogee di waxtaan imaam di xutba boo nee benn xale bi noppil amatoo yoolu aljuma mais am nga yoolu tisbaar. moo tax bu imaam di xutba amoo droit yor kurus. amoo droit sëgg sa téléphone. amoo droit wax benn xale noppil boo nee xale noppil am nga yoolu tisbaar waaye amatoo yoolu aljuma. ci la bokk. leer na. leer na naa ñu oustaz. mais oustaz fajar gi sooy maanaam ñaar rakk yooyu nga war a jiital avant ngay julli suba. waaw noo koy waxee. ñaar rakk da nga naan fas yéene naa julli ñaari rakkay fajar te yàlla tax. daal di parce que du farata. alors bu ci topp ñu ne ñu yonent bi yaayam di gaañu ñaata at la amoon. juróom-ñaari at. 7 ans. 6 ans. juróom-ñaar. 6 ans la. merci beaucoup Nafissatou Dieye ak Bamba. waaw Nafi dafa taxaw macha allah macha allah. Nafi waaw. Nafi dafa lii kese waaw tuddee sa doom. sallallahu alayhi wa sallam waaw.
xam li ci yàlla wax. ak jeexal téere yi. moo tax mu tuddee ko sama taaw. waaw na fi tey foog nga génn. na fi yaa tudd. waaw yaa joxe tudd ñaari xisib de la jeexal ne dafa jeexal téere yi. ay na jërëjëf mais maa ngi tontu laa ji tontu leen. wax dëgg yàlla mi ngi tontu mi ngi tontu de. bi lañ ma ji ñu tontu de. ñu ne day liir ma tontu de. di tontu ñu ne lii. léegi kee nag nee na dama lire question yi te daan nee na ma sax question yi amul réponse. question sax Jean dama ko defal ay tomb. ci réponse yi. noonu laa ko def pour ba mu jox ko kenn. dañ laa iñaane li ngay wax nii yëpp nag. alors 8e question bi nekk yonent bi muy dem Médina ban saaba la àndaloon. yonent bi muy dem Médina. Aboubacar Sadiq ban saaba la àndaloon. merci beaucoup Zeynab. oui merci beaucoup muy dem Médina. Aboubacar Sadiq la àndaloon. barakallah. mais jigéen ñi ñoo gën a ay góor ñi. dëgg la Ibou Ndim moo fi newul. yéen nag Ibou Ndim nekk moo leen doon sauvé góor ñi. waaw yéen góor ñi jigéen ñi di leen def nii. non man damay doog egsi quoi dugg ci atmosphère bi. ñuy góorgóorlu daal ndeem lu ñu xam. dëgg ñuy góorgóorlu ndeem lu ñu xam. yow moom yow sama taaw nag. alors bi ci topp ñu ne werd murit nan la tudd. werd murit nan la tudd. nan la tudd werd murit. Mahfouz. Mahfouz. werd Mahfouz. werd Mahfouz yoonu murit buñ la laajee. ba nu werd lañu yor da nga naa werd Mahfouz. am na nag waaw ñu ne ci yoon bi. waaw ñoo tudd na. am na ñu ne ci yoon bi xam nañu ko nag. Mahfouz. Mahfouz. alors ñu ne kuy sukkuraat ban saar lañu ko war a jàngal. waaye bu xaar mu daal mais da ngay xaar loolu la ci wax léegi mais day xaar. nga ni waxaat ko nga ni. Yaasin. nga ni. sootul Yaasin. damay déglu fan yi wax leen. bu nit. MD fan si nga maa bu nit di sukuraat danger xam nga dañuy wax. dañ ko waxal laa ilaha illallah. mais doo ko ni ko waxal. parce que nit buy sukuraat seytaane day yor ndox bu sedd parce que sukuraat dafa laaj mar. da ngay mar bu amul fenn. boo moytuwul rek yóbbaale weddi yàlla. jamono boobu nag seytaane day yor ndox mu sedd di ko sot sa tànk yi. naan la waxal weddinaa yàlla waxal weddinaa yàlla. moo tax yow mi toog ci wetam doo ko waxal. ndax boo naan ko waxal laa ilaha illallah kee naan ko waxal weddinaa yàlla moom danaan waxuma. waxuma bi fekk kee lay waxal. fekk yow yaa ngi naan ko waxal laa ilaha illallah. moo tax da nga naan rek laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah parce que ku mu mujj ci sa làmmiñ nga dem aljana. loolu moo tax nag période boobu seytaane day taxaw. ñu jàng nag suuratul yaasin ngir yërmande yàlla bi ne ci moom. mu yóbbaale alquran ngir mu mën a texe. alors bi si topp ñu ne ñu booy jàpp fan nga yéenee. ba ngay booy def sa bakken. booy sël. gannaaw ba nga raxasee loxo yi ba pare. dama ko faa tey de. dama ko faa de. mais man jullit dama ko faa ñëpp ay jullit lañ nag. ñëpp ay jullit lañ nag génn ci. non je veux dire c'est très normal. mais ñu bari xamul gis nga booy jàpp wax naa leen ko Jean jàpp wax naa leen ko fi jàpp raxas loxo ba fii du farata. raxas gémmiñ du farata. raxas bakken du farata. mais fi ngay jëlee ndox mi bay sëlmu fi nga koy kitee fa nga naan fas yéene naa jàpp. foofu ngay dugalee njàppali. foofu la war a duggee. waaw booy waaj a sëlmu. sama voyageur. alors bi ci topp ñu ne ñu boo jàppee ba pare boo yëkkatee sa loxo si kaw. def nii joxoñ sa baaraam looy wax. ashhadu anna Muhammadan jàpp nañ loolu de. no xaaral no faw kenn wax parce que ñi ci biti di jàng. waaw boobu may leen ko rek. ñi ci biti di jàng waaw mais nga ne lu ñu wax yow. ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadu rasulullah. ashhadu an la ilaha illallah. ashhadu anna muhammadan wahdahu la sharika lahu. wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. te itam am na foofu benn secret gis nga boo jàppatee ba pare. sa tale bi nga jàppee. fexeel nga jël ci ndox mi nga am loo jàllale naan. lu tërë di am yàlla ci ngëm yàlla la lay rey. booy jàppati ba pare. ndox mi nga jàppoo jël ci jàllale naan lu àdduna tërë di ci ngëm yàlla ngay def. Oustaz doguma la sax nee nañ satala bi ñëpp di jàppee wala bi ngay jàppee day toj xol. waaw ku xolam dëgër. waaw day koy jox ci ndoxu satala muy naan moo kuy tiit ñooyam. léeg-léeg nga am xale boo xam ne tiit da ko yomb. day ko jox ndox moomu ci satala. moo tax satala baax ci kër. léegi nag nit ñi dañ ko. waaye léegi dañoo bàyyi satala di ko raxasoo fekk satala baax na ci jàpp ak di ko defee leneen. alors question bi ci topp ñu ne ban yonent moo juddu woon le 24 décembre. Jésus-Christ.
non Jean laa koy laaj Jean de ban yeneen mooy di doon kooku su ma wax si moom damay jooy daal kooku xam nga dafa sori sama xol bi xam naa ni lii moom bu nekkoon chrétien yi ëpp ci plateau bi moom bu soobee yàlla chaque vendredi damay jooy du dëgg damay jooy kooku dafa sori sama xol bi lool am na ci bés boo xam ne bu ma ñëwee moom rek laay def question réponse jox na fi ñu def question réponse parce que yonent yi la laa nu farriqu bayna ahadin mina rusli yàlla nee na li déparé ca aadama ba ca yonent bi gëmal yonent yëpp kenn ku ci nekk damay jàpp jour boo xam ni dama naan nañu waxtaanee yonent nangam jaar jaaram kañ la def lii kañ la def lii ñoom Abraham ci Jésus voilà ñoom Moïse ñoo ñëpp daf ci baax gën a taxaw doomu Sainte Marie waaw ñaata at la dund ba dëkk la ne woon fan lañ ko denc yooyu yëpp dëgg la alors ñu wéyandi ba tey ñu ne ñu alors bi ci topp kan moo nàmpal yonent bi Alimatu Sadia da ngeen di yéex nag ndax sa waay nee na mu ngi ci atmosphère bi waaw maa ngi commencé tuuti mu ngi commencé ci atmosphère bi alors bi ci topp ñu ne ñu nan la ñuy sangoo farata bëri na façon ablution boo yéenee rek waaw yéene bi boo yéenee rek après nga def les béaba les béaba mooy da ngay fas yéene nga jàpp déjà sans les pieds jàpp benn bi jàpp benn après non boo yéenee non lépp la nañu jëkkee ci naka ngay duggee ci douche ba pare booy dugg douche lan ngay wax da ngay jiital sa tànku càmmoñ da ngay yéene non booy dugg ci douche toilette bi booy dugg naka ngay duggee da ngay jiital sa tànku càmmoñ da ngay jiital sa tànku càmmoñ nga wax a'uuzu billaahi minal xubsi wa minal xabaa'is mais loolu booy dugg ci douche bi la wala booy dugg fi ngay sangoo booy dugg ci douche bi ci toilette waaw booy dugg ci toilette loolu ngay wax xam nga yenn saa yi nga dugg ci toilette yu mel ni kër gii nii waaw dëgg la waaw mais yenn saa yi nga dugg ci toilette bu mel ni na fi xam nga fee commencé rek toilette léegi booy dugg par exemple si salle de bain bi booy teg sa tànk waaw boobu ngay ak même douche bi booy dugg sax di tuur ndox pour génnaat da nga war a jiital sa tànku càmmoñ chaque jour na fi chaque jour douche ngay dugg da ngay jiital sa tànku càmmoñ booy génn ndeyjoor nga génne sa tànku mais ki nga xam dafa safa tuur ndox parax bi yëpp du xam ban tànk la ñu ko dugal du xam sax lu muy tari mais balaa ngay dugg da ngay tari a'uuzu billaahi minal xubsi wal xabaa'is léegi nag naka la ñuy sangoo farata laa bëgg ñu décortiquer ko nank par nank ci seconde yu gàtt booy sangu farata li ngay njëkk a def mooy da ngay wax bisimilah soo waxee bisimilah da ngay raxas sa loxo 3 fois ban loxo ñaari loxo yi ngay jël raxas ko 3 fois noo koy raxasee faw mu am bu jiitu ba si loxo kii ngay jiital loxo droite waaw muy ndeyjoor ngay raxas ñaata ba si tikku jaray ñetti yoon après nga raxas bii aussi loxo càmmoñ waaw ñetti yoon léegi soo paree moment bi ngay raxasee sa jumbax ba say oom foofu ngay yéenee la ñu wax ne maa ngi fas yéenee sangu set après nga doog a def ablution benn bi ba si tànk yi ba mu daj après nga raxas sa bopp ba fii dugg ci nopp yi et tout ça après nga xaaj sa yaram soo xaajee sa yaram nga raxas partie bi ba mu set partie ban ngay droite ba mu set ba si suuf après nga raxas bii ba si suuf après nga doog a xëppoo ndox yëpp nga xëppoo ci kanam dafa am moo tax man la day am yu ñuy tëb parce que mais yéene bi oustaz yéene bi je pense n'est-ce pas que c'est avant ngay laal ndox mi ngay yéene même bi ngay dugg ci douche bi rek taxaw war a sangu farata parce que moom dafa ni boo yéene mooy boo raxas à partir sa jumbax ba suuf foofu ngay commencé yéene parce que faratay sangu set bokkul ak faratay julli juróom-ñaar la mais faratay sangu set ñeent la yéene ak di bomb ak raxas sa cër yëpp bu fekkee borom sikkim nga teqale karawu sikkim yi farata la ci sangu farata ñeent yooyu mais booy dugg rek mën nga yéene mais ci biir loolu dafa am ñaar am na ñoo xam ni dañuy raxas seen jumbox ba seen oom ba pare buñ ko defee ba pare xam nga da ngay jàpp benn par benn mais benn par benn bi bopp da nga koy massa 3 fois loolu mooy différence su sangu farata ak jàpp bu dee jàpp simple da ngay massa benn yoon aller retour mais bu fekkee sangu farata yaa ngi massa sa bopp 3 fois parce que sa bopp bi karaw yi dañuy ibbeeku yaa ngi massa sa nopp 3 fois ci biir jàpp bi bu la neexee mën nga parce que naa la xamal dara bu fekkee ni da ngay sangu farata sa loxo sa fii bu laalaatee sa kanam sa jàpp day yàqu waaw bu dee góor jigéen dafa am ñaari façon dafa am jigéen ñoo xam ne seen kanam dafa am lu fa ne génn
am ñoo xam ne seen bas génnul ñi nga xam ne seen bas dafa génn seen loxo bu laalee lii day toj njàpp moo waral am na ñoo xam ne dañuy mujjee njàpp li dañuy sangu farata mooy dañuy ñëw raxas loxo bi raxas fii ba fii xaaj seen côté bi ba pare xaaj côté bi ba pare raxas kanam gi nii raxas ginnaaw gi nii doo koy jàpp benn par benn doo koy génn duus bi am ñoo xam ne bu ñu raxasee bi raxas fii ba fii dañuy jàpp benn parce que yooyu ñu décortiquer benn du ci farata boo raxasee jàpp benn ba pare ndox mi bu dee dafa des am nga droit xëppoo ko génn ci duus bi ak sa tànku ndeyjoor boo génnee looy wax parce que bi ngay dugg da nga am loo wax te tur yàlla kenn waru ko wax ci biir duus mais booy génn da nga war a wax ufraanaka yàlla na ma yàlla jéggal bu fekk ni déggoo arab booy sang yàlla na ma yàlla booy dugal tànku càmmoñ yàlla na ma yàlla musal ci sobe yu mag yi ak yu ndaw yi booy génn da nga naan yàlla maa ngi lay jéggalu parce que turu yàlla bi nga tuddoon ci biir duus bi comme li kii wax bi nga ne bismillah daal di génn tànku ndeyjoor génn duus bi noonu la ñuy sangoo farata benn point am na lu ma dégg ci sa biir wax léegi soo sangoowee ba pare fekk def nga jàpp li nga laal sa kanam sa jàpp toj da ngay jàppaat ubbe da nga jàpp li rek nga yeesal njàpp li parce que biir njàpp li bokkul ci faratay sangu set njàpp li bokkul ci faratay sangu set wax naa la ni farata bi ñeent la yéene gaaw bomb ak teqale karaw sikkin yi bu fekkee ni bu fatt la wala karaw bopp bu fatt moo tax borom périg bu ñëw mënta sangu farata waaye tamit borom ongul mënta sangu farata gis nga booy sangu farata bu fekkee da ngaa teg périg bu ñu ñëw mënoo sangu farata parce que faw bopp bi daa war a tooy xépp te boo tegee farata diggu bopp bi du tooy kon yow mi teg pirig mënoo sangu farata ba mu nangu beneen bi topp yow mi pose ay ongul mënoo sangu farata ba mu nangu booy jàpp tamit tant que yaa ngi teg ay ongul mënoo jàpp ba yàlla nangu jàppali parce que par force sewe yi dafa war a tooy léegi booy tooyul sa njàpp du mat te njàpp lu matul julli gi baaxul te sharia nee na ku julli te amoo njàpp mooy nga sa borom sa julli yàqu na jërëjëf oustaz ci leeral yi ñu continuer alors lan mooy waral nit di tiim suy julli bu ñàkkee ndox doo amul ndox déet mën naa ñàkk ndox waaye mën ngaa nekk foo xam ne amoo fenn foo jàppee te waxtu julli jot baa nga nekk ci lalu hôpital wala nga feebar blessure boo xamante ni njortu nga ni lii bu ci ndox laalee mën na maa indil problème yàlla dafa am ñeewante bu boobaa nag da ngay tiim bés dina ñëw nag yéen ñëpp laa plateau bi ñëpp ay tiim àjjuma bi di ñëw bu may tudd ñëpp ay tiim kenn ku nekk wane nan la ñuy tiimee ak yooyu jàng leen ko àjjuma bi di ñëw ñëpp plateau bi incha allah ñëpp ay tiim fii la ñuy teg suuf alors bi ci topp bu nit génnee àdduna looy wax inna lillahi wa inna ilayhi xaaral par benn na fi ngeen looy wax inna lillahi waaw wa inna ilayhi raji'un nga waxaat ko wa inna ilayhi raji'un commencé waatal inna lillahi wa inna ilayhi raji'un xaadi ma laaj loolu ma tëb ma laaj la nga ne lu ñuy wax laaj ma waaw lu ñuy wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bee lu ñuy wax inna lillahi wa inna moo ko prononcé waxal nu la neexee rek na ko kenn waxagu ko man li ma wax nag inna ilahi nga ni ñuy wax inna ilahi inna man de mën naa ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun oui c'est ça non waxal yow inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kenn waxu ko ci plateau bi inna lillahi kenn wax innaari naar safara lay teg a naar innaari kenn du ko wax inna lillahi ci safara la jóge wa inna ilayhi rajiun safara la ñu dem inna lillahi wa inna ilayhi raji'un l'islam comprendre day fekk nga ci xam nga ku muy comprendre borom làmmiñ bu tax c'est que ñun nag liiru français moo ñu waaw mais l'islam mu ngi comprendre borom làmmiñ bu tax am na beneen des na beneen kullu nafsin sa'iqatul mawti nga ne kullu nafsin sa'iqatul mawti yow kullu nafsin nafi kullu nafsin sa'iqatul mawti kullu nafsin sa'iqatul mawti kullu nafsin kullu nafsin za'iqatu lañu wax kullu nafsin bépp bakkan ñun dañuy wax rek di dem xatul mawti mooy bakken bu mus dund za'iqa mooy ñam kullu nafsin bépp bakken bu mus dund za'iqatul mawti kenn wax saa abus de langage voilà kenn wax saa mais nag loolu français mën na ko bind za sa la mais kullu nafsin za'iqa
du yii de zaa'iqatul mawti kullu nafsin zaa'iqatul mawti ñu dem. lii la ñuy wax iqra nañ jàngi. alors bi ci topp ñu ne boo waxee alhamdulilah si tisooli yow lan nga war a wax. yaaram kalla. yaaram kalla. non yaaram kalla. non. loolu keneen ki moo koy wax mais yow si wàllu bopp. waaw man bu ma nee alhamdulilah. alhamdulilah dégg nga zaan. léegi yow waxal na. léegi ni ñu koy prononcé. boo waxee alhamdulilah si tisooli yow lan nga war a wax yow da nga war a wax. yarxaamu kallaa. yarxaamu kallaa mooy yàlla na la yàlla non yarxa France mu ne nafi bul wax yaaramu kallaa amul yaaram baatu olof la. mooy ku dal yarxamu kallaa bu ni ne xamul tax parce que naa la xamal dara de malaakal mawti saa yu xëyee na fi dina yëngal ruu yi xool bu war a dem tey ak bu war a dem bu laalee sa bas nga ne ache rek xamal ni tegaat na ko. nga ne alhamdulilah. ay waay sant naa yàlla dew ma. nga de la yarhamukallah yàlla na la yàlla yërëm. mooy nga mooy nga moo tax man ko ci sewlu tey. yëngalul sa bas daa ñëw romb rek daa xool xam ne bii dëgër na boo tiimee mango. war a aji di nga xàmmee bi xaay. ak bi ñor noonu la mel am na ruug yoo xam ne bu gisee muy baj-baje xam na ne demam jot na waaye bu yëngalee danaan kañ la mooy waral tisóoli bi am na boo xam ne da koy romb xam ne bii demagul waajagul xam nga ki am 20 ans war a dund 90 ans bu ko xoolee ruwam day toog fi mu toog day xam ne waajagul mais ki nga xam ne am na 75 ans nga te war a dee 76 ans day xool ruug gi wala léeg-léeg mu yëngal xool ba xam du bii la wala du moom bu yëngalee nga ne alhamdulilah am na nag yéen tubaab nu ngeen koy waxee atiswe lan. say yéene lépp loo bëgg yàlla li nga bëgg yàlla na la ko yàlla defaral. déedéet boobu nag doxul. bii dox te lislaam nanga mooy nga ne alhamdulilah maa ngi sant yàlla waaye dew ma. léegi ñu la santal yàlla. léegi oustaz bu fekkee da nga ñëw ba si digg bëccëg bi par exemple ay 13h nga tegle 3 fois di tisóoli loolu lan lay signifier. day yëngal rek. mais oustaz léeg-léeg nga tisóoli dem bay muy waaj a jeex mu dagg mu ñëwaat alhamdulilah yarha mu kalla bàyyi leen tubaab bi. dëgg la oustaz alors pour bu mujj bi ñu ne bu nit di wóbbali nan la war a def ak lan la war a wax bu nit di wóbbali nan la war a def ak lan la war a wax. Jean comprend naa waaye. nii nga war a def. lan la war a def ak nan la war a wax. nii nga war a def oustaz nii après nga defaat nii. booy bébbali seytaane day dugg booy bébbali moo tax nag baaxul booy bébbali islam am alxadaara civilisation. óbbali mooy quand tu baay. waaw quand tu baa. mooy baay quand tu baay. oui mooy óbbali. quand tu baay oustaz. loolu nga wax français moo xew. mais léegi boobu nag baaxul parce que xadaara muy civilisation. bu ñu jaawale ku civilisé ak ku tubaabe. civilisation mooy xadaara nit buy bébbali seytaane. yonent bi dund na ba génn àdduna musta bébbali. parce que saa yuy bébbali seytaane mën na la dugg. te yonent bi nee na inna seytaana yajri ala al insani majriya dammi. yonent bi nee na seytaane day daw seen yaram comme ni seen deret di circuler. moo waral nit bu amee doom yow Jeanne wala Nafi. gisoo nit bu soxnaam amee doom ci saasi ñu ne ko soxna si am na doom dafa war a bàyyi lépp lu muy def daw fi mu nekk. léegi loo war a def booy boobale oustaz. waaw noddu ci nopp ndeyjoor bi liqaam ci nopp càmmoñ bi gis nga bu ñuy xaar lënd la xale bi judd wala ajjuma tey ñu ne ajjuma bii di ñëw la ñuy tudd xale bi diggante boobu yëpp seytaane day dugg ci yaram bi di fo yaramu xale bi di def lu ko neex parce que boobaa déggagul yàlla moo tax sa soxna bu amee doom ci saas bu fekkee sori nga wóol ku la jege ni ko dawal nga noddal ma ci nopp bi li xaamal ma ci beneen nopp bi pour seytaane bañ a am ci paar ci xale bi léegi nag booy bébbali da ngay def nii bu dee loxo ndeyjoor da ngay def nii lii mooy féete biir lii bu dee loxo càmmoñ bii ngay def nii parce que comme seytaane dafa waroon dugg boo paree ne a'uuzu billahi mina shaytaani rajim noonu la ñuy bébbalee waaye bébbale ba soxal seen garab lii mooy lan lii def lii tubaabe am na ñoo xam dañoo tubaabe dañ ñaan ni xool lan la waaw ñii ñu xool bébbal nga xam parce que seytaane daf lay dugg moo tax yeneen bi musu koo def non xoolal loxo ndeyjoor nii bébbal léeg-léeg nga gis ku jógi ne
waaw loxo càmmoñ nga def nii boo pare comme seytaane dafa la waroon a dugg parce que xam na ni fa lay jaar pour nit taayal loo ko nga ni a'uuzu billaahi mina seytaane nga dañu boo ko defee malaaka yëpp dañuy kontaan xam ni jaam bi am na fu mu teg yàlla Aïcha oustaz dinañu ñëwaat ci yow léegi pour la rubrique religion tout à l'heure inchallah mais laata loolu mën nañ xool yi Ziggy tey moom laay ubbi jàng jiite Aïcha Ziggy li ma mun ñu def rek dudul di ko rafetlu parce que yaakaar naa ne émission bëri na mais émission yi nga xam ne da ngay jàng moom moo manqué Sénégal donc bravo Jeanne ñi ngi lay remercier di remercier équipe bi yëpp donc di leen nuyuwaat bu baax a baax tey rubrique tey bi dañuy dem rek Casamance waxtaane tuuti culture parce que xam nañ ni am na ay masques traditionnels yoo xamante ne ñi ngi koy utiliser ci seen manifestation culturelle yi ak traditionnelles yi am nag ay tur yu bëri am na ekumpo am na asay dama bañ a juum ci tur yi mais daal bëri na mu nekk ay masques yoo xamante ne ñoom dañ ko fonk torop te ku nekk tamit du ku jóg rek mën nga ko sol parce que dafa am ay normes yu muy exiger avant ñëpp a ngi wax ne peut-être foo ñu initier la avant ngay am possibilité en fait sol masque boobu noonu ñi ngi naan aussi balaa nga koy sol foo nga am tuuti pouvoir surnaturel parce que xam nañ ne aussi fee ca Casamance ñu bëri ay animistes lañ même bu fekkee ne aussi pratique religieuse yi ñu ngi koy def parce que am na ay musulmans am na aussi ay chrétiens mais à 90% animistes yi dañ fa bëri ba tax na en fait dañu conserver benn partie bu am solo ci wàllum culture donc nekk ay masques yoo xamante ne en fait bu événement culturel jotee ñoom ñooy génn accompagner waa dëkk bi mu nekk loo xamante ne aussi en fait c'est très très connu mais du Casamance rek lañ koy gis ñi ngi koy gis aussi ci Mandeng yi di ko gis un peu à travers la Gambie boo demee Bénin aussi dañ ko fay gis et ñu xool ne rek en fait que boo demee ci dëkk yu bëri similitude yi bëri na en fait aspect culturel bi mais am na élément bu ñu defaroon rek pour wax wan leen masques yi nu muy mel ak en fait événement traditionnel yooyu nu muy tëddee suñ ko seetaanee ñu dellu ci gën a yaatal. Aïcha.
voilà donc masque bi nga xam ne en fait mooy nuro ak saaku ak ay faraj yuy dem dans tous les sens moom la ñuy woowee kumpo. kumpa nag étymologiquement ñi ngi ne si mot bu kumpa la jógee parce que kumpa dafa nekk loo xamante ne si wolof dafay attiser curiosité nit ñi loo xamante ne xamuñu en fait fan la jógee mais di rappeler rek en fait que masque bi effectivement nit moo koy sol mais nit ki aussi dafa am lu mu war a àndal et que bu koy sol aussi si diggu àll bi la koy solee ànd ak ne nit ñoo xamante ne ñoo koy accompagner te jigéen waru ko gis en fait bu fekkee mi ngi koy sol donc mën nga am sa frère ci biir kër gi événement am sa frère mooy sol kumpa bi mais doo xam kan la parce que en fait tradition bi mayewul en fait ñu identifier kan moo ci nekk di rappeler aussi que kumpa boobu mi ngi ànd ak yeneen masque comme ki ñuy woowee esamay mooy ki nga xam ne mooy niroog panthère te nekk ci ginnaawam yore masque bi solu saaku pomme de terre te tey en fait bantu bu gudd bi mu nekk rituel yoo xamante ne ñoom dañ ko jox intérêt bu bëri tax événement heureux mënu fa am te gisoo leen ñu génn même tamit si yenn mariage yi da nga leen di gis ba pare joolaa yi xam nañ ne aussi ñoom dañu fonk en fait travaux champêtres ba tax na bu nawet bi jeexee si c'est une façon aussi pour eux de célébrer les récoltes ba tax na koño en fait boo fa demee da nga leen di gis rek ñu daal di dajaloo pour un peu fêter dans la bonne humeur et dans la bonne ambiance di rappeler aussi en fait que comme ni ma ko waxee sànq mun nga ko gis Gambie comme mun nga ko gis yeneen pays d'Afrique aussi comme ay Bénin mais dafay nekk loo xamante ne en fait dafay nekk kumpa en fait pour ñëpp ñu bëri aussi ragal ko mais ñu à noter rek en fait que amul benn danger peut-être que dañuy def le show xumbal parfois ils ont tendance à attaquer les gens xale yi daw affaire yooyu noonu mais même bu ñu dawulee rek jàppale na en fait ñoom du ñu ay nit ñu soxor en fait du ñu ay esprit yu soxor donc loolu nekkoon lu ñu doon waxtaane tey par rapport ak culture Joola xam naa dinañ mën a ñëw si yeneen éléments si yeneen émission pour waxtaan rek aussi si yeneen fànn parce que du kumpo ak esamay rek ñoo fa am quoi mais bëri na trop li fa am foofu ci Ziguinchor. waaw mu Ziguinchor nag bëri na culture yu riche nag. ndax Ziguinchor mankaañ yaa ngi fa njaago yaa ngi fa. mbokk biti yaa ngi fa. yeneen soose yi. balante yi bay nunk yi. Ziguinchor daal. pepel yi voilà pepel yi bëri na ay culture yu. comme soriwul aussi Guinée Bissau. soriwul Bissau dañuy gis aussi ne manjaak yi manjaak yi vraiment c'est un très très beau mélange. billaay xoolal Ziguinchor région bi ak ethnie yi fa nekk yëpp. dañu bëri ethnie fa nekk yëpp macha allah mais ñoom dinañ salante comme li am fii Diop Ndiaye Mbaye Samb ñoom dinañ ko def ci dëkk yooyu. loolu nag dese na maa wóor mais mariage yi daal mariage yi leer na ma am na ñu bëri ñu bëri dañuy sëy seen biir ñun dañu foogoon ne Ziguinchor ay Joola rek ñoo fa nekk mais effectivement am na sax ay séeréer parce que boo demee Carabane si île bi en fait wala ngay def balade au niveau des 7 îles de la Basse Casamance parce que exactement Casamance dafa yaatu bëri na ay séeréer yu bëri di nga fa gis ay tukuleur gis fa ay séeréer mais ñu am aussi benn cohabitation bu rafet parce que comme ni ñuy kalante fii entre sant yi ñoom aussi noonu la ñuy tooñante mu nekk climat boo xamante ne aussi c'est très très convivial pour dëkkandoo en fait parce que ñoom lépp la ñuy rafetal daal seen biir. Aïcha merci beaucoup Hadj Malick am na solo dinañu fi dajewaat xam naa lundi incha allah. ci yeneen i chronique yu jëm ci wàllum travel luy Ziggy. ma bëgg naa ñu MD vidéo bi ma la laaj sànq bu paree ñu xoolandoo ko comme ça oustaz wax ñu surtout diine lan la wax ci xoqatal sa morom wala sa nawle. non kii sama gan la mënoo leen ko yóbbu ñu bàyyi ma du ma def loolu président je suis désolé ba tey mais kii sama gan la boo leen may yóbbu yóbbaale leen ma man ko bindi non da ngeen koy yóbbaale leen ma doo leen yóbbu sama gan damay ànd ak moom boo leen may arrêté ngeen arrêté ma mais du ma ko bàyyi noonu ñeneen ñi bu ñu defee seen événement la cabinet boo leen ko arrêté général may ma quitte le véhicule de la gendarmerie. Alors. Attends le kii. am na ko filmé. doo leen yóbbu sama président loolu du ma yóbbu sama président loolu du ma ko yóbbu kii sama gan la président président bu nga yóbbu dama lay topp ba foofu bu dee ci biir prison la damay ànd ak yow bu dee biir prison la damay ànd ak yow
Maintenant, capitaine, dites-moi pourquoi vous m'arrêtez. Je vous l'ai déjà dit. Non, vous m'avez pas dit. Vous m'avez pas dit. Vous laissez le fait. Capitaine, vous faites doucement. Non. Arrêtez-moi ça. Ne me touchez pas. Non, je ne crée pas d'attroupement. Non, attroupement interdit. C'est un attroupement. Non. Quel attroupement? Celui de Diaroumé. C'est moi qui l'ai organisé. Bon, c'est les informations que j'ai. Non, on va vérifier ça. Est-ce que c'est moi qui l'ai organisé? Ce que j'ai vérifié. Allez-y dans le véhicule. Je demande si c'est moi qui l'ai organisé. Allez-y dans le véhicule, s'il vous plaît. Non, mais je vous l'ai dit deux fois. Non, je vous pose la question. Vous êtes en état d'arrestation pour attroupement interdit. Non, mais quel attroupement? Vous y étiez. Quel attroupement? André? C'est parce que j'y étais que vous m'arrêtez. Grand. Non, capitaine. J'étais à ce rassemblement, vous m'arrêtez. Oui, vous avez participé à cet attroupement. Allons-y, on va arrêter toute la population de Kandjou. On commence par vous d'abord. Ah oui? Allez-y. André, s'il vous plaît. Allez-y. Vous avez vu, hein? Oui. C'est le préfet de Sédhiou qui a donné des instructions à la gendarmerie pour m'arrêter. Donc, on veut m'empêcher de... Aïcha, lii nag ñoo ko gisandoo oustaz c'est le président Bougane Gueye Dany qui a été arrêté par la gendarmerie de Sédhiou vers les coups de 16h ma nga doon jëm fële nga xamante ni moom moo di brigade gendarmerie bu Sédhiou boobu li ñu ko jàppee nag mooy nee nañ dafa participer à un meeting boo xamante ni ce n'est pas autorisé ca village bu tudd Kandjounkou nekk ca commune Diaroumé loolee nag waa Actunet.net ñoom ñoo ko daal di xamle ñuy wax itam ne 500 personnes ñoo nekkoon ca boobule meeting waaye moom rek lañ ci teg loxo moom président Bougane Gueye Dany di leaderu parti politique boobule di gëm sa bopp li nag nekk vidéo boo xamante ni jamono ji mi ngi affolé la toile et ça est en train d'alimenter beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux lu l'islam wax ci xeet yi oustaz surtout xoxotal sa nawle wala jaay ko doole wala di ko teg loxo peut-être ci anam yu duppoowul ak yoon. waa na fi ñëpp donte du melokaan waaye am na melo mu yàlla jagoo kuy njiit war nga ko bàyyi xel. mooy yàlla ñëpp nanguluñ ko ñëpp nanguluñ ko te bu ko neexoon. yàlla comme ñëpp nanguluñu ko ku ko nangul mu rey la ku ko nangul mu bàyyi la nga dund mais yàlla ñi ko nangul ak ñi ko nangul ñëpp defal na leen teraanga arrahmaani rahim mais dama wax ni man sama gis-gis bu fekkoon ni Bougane mii dafa bokk ci parti bu ñu gërëm pour ma maandu parti bu ñu gërëm amaana duñ ko def benn bi topp mooy gendarme yi ma gis ñu yaru lañu parce que am na ñoo xam ne bu doon ñoom duñ ko bàyyi mu wax dinañ jéem a demee seen sañ-sañ wala ñu jéem a toroxal doomu aadama mais comme yaa ngi gis ni ñoom ñëpp tey ñu ngi taxaw ak seen patience ñu ngi wax ak moom mu ngi tontu waaye jàpp naa ni bu fekkoon ni parce que man dama yëngu ci ay gàmm dama yëngu ci ay tànt bu ma bëggee damay def autorisation même bu ma defoon autorisation wala ma bañ a def police bu yegsee amul droit wala gendarmerie jël si ma man xam nga lu mën tas mbooloo ma wala déet ni lii autorisé wuñ ko mais comme nit ku jugee Dakar dem ba Bignona programme am fa yow programmé woo ko ñu invité la ci programme waaw yow ñu invité la mais lan moo tax yow ñu lay jël yow mi ñu invité ba pare xam nga dafa am lu am solo gis nga bukki kii dafa woote réunion gaynde ni ku gën a ñaaw laay rey ci mbooloo mi bukki dégg ko ni pëccët ñibbi mbooloo mi tas gaa ñi seeti ko ni ko bukki yow lan moo tax nga daw dem mu ne damay laaj ndax gaynde am na kum fa rey ñu ni ko déedéet mun damaa xamu ni kon man lay wut ça veut dire que pour xam boppam mais pour man bu doon Dakar la mën nañ ni kat am na lu Bougane def loo xamante ni warul ñu tëj ko mais dem ba dëkku jàmbur fekk fa organisation bokk ci organisation ba pour lan moom ñu koy jël di ko tëj te itam du pour man du illay yóbbu bu fekkee ni dañ leen ko sant ki leen ko sant war na taxaw Sénégal nañu bàyyi taf jël nit yóbbu kaso faw communication am faw compréhension am diw looy def lii laa nekk ñun la noonu lii kat yoon nangu ko nga ni kon d'accord na après jeex na mais nañ la jël yóbbu la ci prison après yóbbu nañ la ci prison dëj la wax ak yow ñaari kàddu ñetti kàddu génnewaat la nga dem gis nga bu yàgg ba may gën a nekk xale ku ma sa romb police daw ku ma sa romb gendarmerie daw mais léegi ñu ngi leen di utiliser yoo xam ne xale yaa ngi leen di ñeme
ñu ngi sànnanteeg ñoom xeer ñu ngi rombante ak ñoom parce que lan olof nee na ku miin sa xuloo yàpp la loolu coow li dëgg la Aïcha am na solo oustaz merci beaucoup dinañu ñëwaat ci yow léegi ci deuxième partie bi dinañ waxtaan itam ak Yàgg Faye surtout ci li nga xamante ni moom moo waral mu teew fi tey mu di single bi mu génnee ak activités yi nga xamante ni daf koy waajal ci weer wi ñu ne mais laata loolu jaan nañ xooli partenaire dëgg la nag Nafissatou balaa ñuy xooli partenaires yi nag MD bu photo bi noppee nga affiché ma ko ndax kii Nafissatou Dieye il s'appelle Pape Da Silva nag Pape la ci Pauline Da Silva mu ngi dëkk ba fi nga xamante ne moo di Pikine moom nag moo xëy barki démb ci guddi ay 22h daal di dem réer ba fi may wax ak yow kenn gisu ko mu nekk Pape encore une fois ci Pauline Da Silva foofu lee ca Pikine ñoom nag famille bi ñëpp ñu ngi ñaan képp ku dox ba gis ki nga xam ne moo di Pape Da Silva mu daal di koy signaler ci ni mu gën a gaawee alors je donne le numéro de Pauline ni mu gën a gaawee rek ci 77 alors 796 62 94 pour ku gis Pape Da Silva 77 796 62 94 merci beaucoup ñu dem xooli partenaires yi pour dellu si waat ci deuxième partie bi à tout de suite. tey moom marché ba bàyyi ma fa benn épice gis nga ma jënd naa sama laurier jingeer sama poobar sama laaj gis nga sama pañe bi ni mu garmee épices yu naturel yooyu yëpp ñu ngi ci kadi bi kadi yi ci sama cin waaw waaw moom rek a wóor saf safal bi ma tàmmu waaw waaw kadi rek a sell ngir sama bànneexu njaboot kadi lay toggee saa su ne ndax ay ferñeenteem ak cafkam bu amul fenn kadi yi ci sama cin waaw waaw moom rek a wóor saf safal bi ma tàmmu waaw waaw kadi rek a sell sumay togg sumay marine moom laa wóolu saa su ne kadi daal moo bëri doole kadi saf sell te wóor Avec le maquillage, l'exposition au soleil, les mauvais produits, vos visages en souffrent. Problème de peau? Essayez le soin du visage Super Correcteur. Super Correcteur, une crème hypoallergénique réparatrice qui soigne, nourrit et adoucit la peau. Souriez, vous êtes belle. Super Correcteur, le soin du visage par CEF Paris. Aïcha, on se retrouve pour la deuxième et la dernière. waaw ani maman Diallo. tiit naa de mais maman mais xam nga ne digi bii mooy puus nga taxaw. yooyu maman jarul xaar. ñëwal viens ici on règle les comptes. Diallo Jerry. ci maman.
moom mooy enveloppe yi dendal maag oustaz day muuma ba keroog kaay nii kaay taxawal Diallo sa saag nga ñëw Diallo yor enveloppe yi nattu xew yi nii dañuy dem si weekend de xale yow la ñuy xaar pour enveloppe yi tey le vendredi soir digi yow da ngay ñu ne mën nga ñëw nii rek neen ne ñu xoolaale sa sañse du dëgg robe rouge brodé nga laal ragaloo ah mondial ragalul ça va ragaloo Diallo non non to ragal tooñu dama nekk ci guerre dañ na namoon enveloppe yi xale yi ah YouTube bi ak Facebook bi ñëpp a ngi jooy merci moom merci moom merci kenn dañ koy marié tey maay marié bi yéenay hôtesse yi dañ koy takk tey yéenay hôtesse yi nuyoo nee na nga nuyoo maa leen nuyu bu baax mi ñoon di nuyu Nafi Dieng ngeen la da nga wàccee kaami noonu ba toog ñetti yoon Nafi yow de wàcce woo da ngaa yéegal fu mu toll nii Nafi Dieng di la nuyu bu baax di dalal nuyu suñu invité bi yàgg di nuyu bourgeois Betty dawkatu liggéey bi maman tey daa ñëw buubi de papa di la nuyu ak Zigilor donc di nuyu tamit suñu mbokk téléspectateurs yi nga xamante ne ñoo toog dañuy seetaan à travers la Sen TV donc bu ci kanamee rek mu daal di ñëw xool commentaire yi xool ñi bëgg naa sax nga xool ko léegi maman parce que nag ñoom il faut dire que xooluñu leen depuis 17 heures te ñoom itam suñ la gisul duñu sawar dëgg la xoolal ma leen dëgg la na fi jee donc sànq bi ma nekk woon ci biir maa ngi doon gis commentaire yi et tout donc nag gis naa vraiment ñëpp participer nañu ci question Jeanne bi donc nag ma daal di xool rek ñi ma ciy may ci xéwal yi ku ci mel ni Aminata Niang moom nee na je suis très contente de vous même nee na tamit dafa bëggoon ci li nga xamante ne mooy ci xéwal yi donc Aminata Niang ma tàmbalee yow li nga xamante ne mooy enveloppe xaalis bu 25 000 francs sa numéro téléphone mi ngi tàmbalee par le 75 164 58 li ci topp 75 164 58 ak li ci topp Aminata Niang enveloppe 25 000 francs ci yow ki tamit mu ngi tudd Mariam Diop alors Mariam Diop tamit sax gis naa ne trouvé na question bi nga xamante ne Jeanne posé woon na ko mooy boo ticcoole lan nga war a wax donc nag Mariam Diop tamit trouvé na ko numéro téléphone am mu ngi tàmbalee par le 77 194 88 li ci topp 77 194 88 ak li ci topp ma daal di xool keneen tamit kii mu ngi tudd Abibatou Ly alors Abibatou Ly ne Maman Diallo man tout le temps damay commenter di partager ak li nga xamante ne mooy émission rendez-vous bi mais mosuma am chance gagné ci li nga xamante ni mooy xéwali Abibatou Ly donc yow tamit am fi benn enveloppe 25 000 francs sa numéro téléphone mi ngi tàmbalee par le 75 058 89 lu ci topp 75 058 89 lu ci topp muy enveloppe 75 000 francs ma daal def enveloppe 100 000 francs ma tëjee ko foofu kii mu ngi tudd Rugiyatou Fall alors Rugiyatou Fall nee na Maman Diallo ñëw na macha allah bëgg naa nga teral ma ci li nga xamante ne mooy ci xaalis bi yor laa doon xaar alors Rugiyatou Fall donc nag yow tamit am na fi benn enveloppe 25 000 francs sa numéro téléphone mi ngi tàmbalee par le 77 036 72 ki topp 77 036 72 ki topp mu ngi noonu enveloppe 100 000 francs ci yéen. Aïcha dinañu ñëwaat ci réaction réseaux sociaux yi. maa ngi commenté mais bëgg naa oustaz ma bàyyi la ak yàgg rek rapidement. waaw yàgg comme ni nga ko waxee woon rek sama waa jàngoog yàgg fay wayal yàgg luy programme bi. waaw programme bi xanaa ay cant rek. wax dëgg yàlla di sant boobu ak léegi. Serigne Touba dimbali ñu nag defal ñu yokkute programme yi bari macha allah te yàlla na yokk ndax dégg naa sax décembre bi ñuy wax que ni woykatu àdduna yi ñoo ko moom. waaye man gisuma loolu. ndax yor naa calendrier boo xamante ni bu ma ko waxee fii dootoo leen waxaat. moo koy lim fii émission bi moom dama koy jeexal ndax tey jii bu ma jógee fii maa ngi jëm Mbuur. ndeysaan Serigne Khadim Diagne wootu ko ma war a jàng yi mu tuddee ko nag jëwriñ universel moo fanden jàmbaari Cheikh Béthio jooju nga xam ni nee naa ko bu taalee otom boobu cant la jëm mbaa liggéey ñoom laa fa war a fekki léegi barke Serigne Sall ñu fa jógee li ma jokk andi tey ci plateau bi mooy bis bu mag bu ñu am suba ñu koy defee Thiès muy 11 décembre ci jiital Baye Ndiaga Mbaye ak jëwriñ Ismaïla Ba jànkatu xasaay bi mag boobu waaye kan war caa teew Serigne Saliou Thioune mi daal di moom Cheikh Béthio kooku nga xam ni ba mu jàngee Xelkom ca daaray Serigne Saliou Serigne bi yar ko mu bind fa kaamil jóge fa defe ni day wàcc sëñ Béthio daf ni ko doyul fan la jëm kër Serigne Mor Mbaye Cissé. kër sëñ Mor Mbaye Cissé yoo xam nga ko ci alxuraan ak xam-xam foofu la ko sëñ Béthio yóbbu mu jàngee fa xam-xam ba tey sëñ Saliou mi daal di saa yi bu waxee rek nopp yëpp dalooti kookaa war a teew suba ci bis ba
loolu it ñu jël ko teg ko ci sama loxo ni yaa ko jàng mu doon lu rëy ci man jàngkat yu bari nag danañ fa ñëw Cheikh Bassirou Gueye xajjub Serigne Touba waxtaankat bu mag bi moo ko war a waxtaan si man mi maa koy jàng ak mboole seen jàngkatu xasaayit dimanche Serigne Khadim Samb moo woote moom it jël lépp teg ci sama loxo ndeysaan xanaa du ma chargé oustaz non da ngaa xew oui mais yéen nan ngeen doon dundee corona bi comme ça dama gis ni tey corona bi musiciens yi yàlla nañ ci dama ci gis ay nit yu bari yoo xam te ni tey ji état daf leen daan am lu mu leen dimbalee man xam naa ràññeeku naa xaw ma ba xam ràññeeku naa ci diine ji waaye njort naa ni ba ma génnee nit ñi dinañ ma nuyu mais dégguma benn yoon dégguma benn yoon tey état bi dimbali jànkat yi tey naka ngeen doon dundee koor gi déggal corona bi bu xam nga programme amul te am na lu ngeen tàmmoon bi mu xawee saf ba saf nu ngeen daan def non état bi moom li ñu doon dimbalee loolu moom du dara fii laa koy waxee ñëpp di ma seetaan li ñu doon joxe ci ndimbal jot nga man jot naa man mii lu tax waxoo ndax doonte jàngkat la religieux laay def waaye artistes yi këyit bu nu am rek ba tax ñu considéré leen waykat am naa ko man dem naa BSDA maa ngi sama carte ay fondation yu bari fii boole nañ ma ci maa ngi ak sama carte valable comme ñëpp liñ doon jot maag ñoo ma ko jotandoo keroog bañ demee koo fi gis rek xanaa ñi xaw a mos dara ñëwuñu xaw ko fa bàyyi xaw ma dañ leen koy yónnee waaye ñu ci bëree bëri ñooy gis ci télé bi ñuy yëngal ñoo fa nekkandoo ñoo rangandoo ku ci nekk 120 000 nga jot waaw li ñuy jot loolu laa jot loolu day dara 120 000 lu mu mënal yàgg gone laa waaye yor naa kër yor njaboot loolu de boo ko bu dee ñaari atum lu mu corona xanaa bëccëg gu nekk 250 ngay dundee mi ngi noonu li ñu doon jox du dara waaye nag ñoo ngi doon sant wax dëgg yàlla ndax ndéem ñi ne ci saayir bi ñooy am ñu leen di dimbali asama ak ñun ñi nga xamante ni ci diina ji lañ ni li fi suñu mag ñi bàyyi loolu la ñuy wër di ko siiwal di véhiculer message bi bari nañ ci ay nit de barki Serigne Touba mais daal suba moom Thiès ban heure la waaw suba moom Thiès 20 heures ku mu fa fekkul doo am place Serigne bi 21 heures incha allah dina dugg si ci tànt bi ñoo ngi koy defee Thiès jàmm gën kër Serigne Saliou kër googu nga xam ni sëñ Béthio ko moomoon muy génn këram googu nga doon dégg ñu naan moo barkeel ba jur këram yi ci àddina kër googu la sëñ Béthio jëloon sëñ Saliou ñëw Thiès daal ne Thiès daf ko neex ndax Thiès day Carrefour bu ko taalibe yi di siyaar si day yomb ci ñoom ñu mën a jóge fu ne ci Sénégal ñëw fekk ko Thiès sëñ Saliou di jàmbat loolu sëñ Béthio yor benn kër ñaari soxnaam ne ci ay rakam ne ci ak jarbaatam mu dégg sëñ Saliou di jàmbat loolu mun ko Mbàkke jox naa la sama kër gi àddiya nee na dem di ko nettali soxna Bambi way juróom mu tedd woowu ndeysaan nu koy ñaanal sunu borom yokk nu ci ay leeram nee na wax gi mu ko wax neex na ko tellement bu toogee ba ci kanam rek mun ko waaye Béthio nga ni mu jaaraat ci digg bi ni ko may naa Serigne Saliou sama kër gi nga xam ni day génn ànd ak njabootam ak yaayam ak i rakkam dem luwe ji kër googa tey foofa la ñuy cant ji suba incha allah Baye Jaga Mbay woote ko ak Ismaïla ba jàngkatu xasaayit yu mag yooyu Serigne Saliou Thioune mi daal di war koo teewe ngir waxtaan ak ñun ci Serigne Touba Cheikh Bassirou Gueye dikk daal di koy feelu ñu jàng ya foofa neex jeex na mu ngi noonu kontaan nañ agena fi tuuti nag ñàgg foog mu woyal ñu ba barkeelu ñaari mil ma dégg mais tey nag tey gis nga ñi ay pire pour nga xam ko bu leen dara rax bul teg xaw ma mbëng ak yooyu bu ko teg bàyyil nit ki rek ak voix am man moo tax bi ma xamee ne neexu mbabaat laa teel a jël waxtaan bi waaw kon damay daal di rendre hommage suñu bàyyi Thione Seck mu baax mi ndeysaan ndax sànq da ngeen teg vidéo boo xamante ni wax dëgg yàlla amoon naa problème sax pour wax li ma fi andi mooy vidéo Bougane bi jàll sànq barki Serigne Salim Mbacke billaahi on forda moom kër daf ma yëngal ma laal tellement xaw ma woon sax ka ni danaa wax ndax fii lu waay gàtt ab dégg ci yàgg xam nga ni yàgg Sen TV la bokk télé yëpp naa leen laay dem nag te sama ñëw fii tey moo ngi jaare ci sam patron kooku dama koy wax fépp ajaratu Fatou Gueye mu baax mi nga xam ni moo nekk fee géré commercial bi maa ngi fii cog-cogal ci benn émission boo xam ni tradipraticien lañ koy wax ku fi ñëw bëgg dara ci lu jëm ci loolu daf may woo ngir ma am ci dara man kon wax dëgg yàlla Bougane dama koy ñaanal jàmm ñaanal kër gi yëpp jàmm lépp loo xam ne da ko nar a fakkastal yàlla na ko yàlla jël teg ko nee ci barkeb Serigne Saliou Mbacké waaw woy woowu nag bindoon naa ko ba semaine prochaine laa ko waroon enregistré te comme ñëw naa fi ak circonstances yi ni mu demee fale nag ma mos ci tuuti rendre ko hommage
suñu bàyyi coon sekk ñaan suñu borom xare ko aljana waaye mboobu muy wax doo fekk fun may néewale laa jël way ko Serigne Saliou ak sëñ Béthio ayca ne Cheikh Béthio ne sëñ Saliou Mbacké rek jar sant kii ku ko sant yokku soobu leen muccukaay baa ngi mooy Serigne Saliou soobu leen bu ngeen bëggee yokku ci seen biiro ak bite li koy maye ngi sant Serigne Saliou lii ku ci soobu raw nga moo gën a gaaw luñ naan la day joxe mbégum yàlla mbaa dem fa yàlla Cheikh Ibrahima dabe ndab gaañi xanaa gisu leen sëñ Béthio keroog ba mu ne day sant 7 kiloy ndawal la doore togg ay ñam yu neex ta bari santi Serigne Saliou taarix ba daaray got la sëñ Béthio ànd ak mbokkam taalube ak i doomam yenu ay ndabam ci digg njolloor wuti Serigne Saliou loolu laa ci mos macha allah li ci des ñu xaar single bi dana génn te bu génnee ci loxol na fi jéy mii laa koy teg yàlla gis nañ ne cant suñu waxee dañ naan ren di bernde te woykat yi ñi nga xam ne tey ji dañoo nekk si cant gi ñu bari nag lii di xasaay dafa nekk seen dënn am na ñoo xam ne nag dañuy topp li nga xam ne tey ji moom moo nekk mbirum àdduna yi léegi nii ba di woyee woy yi noo xam ne waaw sëriñ bi sax diggalewu ko noonu bëggoon naa nag yow ba xam si ñi nga xam ne tey ji dañuy woyum àdduna wala ñi nga xam ne tey ji Serigne Saliou dafa def si ñoom lii di xasaay di seen dënn yow day sant naa la bu baax ci sa question boobu kookoy Xaadim Rasul waaw sëñ Xaadim maa ngi lay bëggee bu baax ndax ku dégg li nga wax xam ni daa am loo bëgg rek te li nga bëgg looloo ne ci yow muy ab taalibe damay faral di wax ni oustaz mi xam ne li may wax ñun bi ñuy ñëw ci sëñ bi di diggaale ak moom way Serigne Saliou yonent bi ak Serigne Touba jóguñu woon ka ne dañuy dem ba un bon jour daje ak ku mel ni Nafi Jéy mu naan la yàgg sa carrière ngay taxaw ci sa carrière di wax fàtte yow sa taalibe gi jël ko teg ko nee la la fal taxaw ci sa bopp ñun bi ñuy ñëw di wax sëñ bi dañuy way sëñ Saliou def dañ ni ko message bi Serigne Saliou def ci yow muy yërmandi Serigne Saliou ji ne ci yow dañu jóg ngir véhiculer message boobu kon bu ñu demee ba ñaari nit ak ñett bëgguñu ñu ñëw ñu invité ñu plateau bu toll ni grand rendez-vous Nafi Jéey naan la yàgg sa carrière nga fàtti sa taalibe gi fàtti yow la taxaw na jóg taxaw ci sa bopp di wax ci sa carrière jàdd nga te yëgoo ko man nag néew mu ci loolu sëñ Béthio daf maa yar te bi may ñëw ci sëñ Béthio man nekkuma woon waykat moo ma ko def moo ma wax ni ñu koy defee moo ma wax ba wax ma way ñaata bayit la war a doon way nee na bu rombee 15 bayit fukki bayit ak juróom day ëpp te boobaa day xormet oui kon fu ñu ko war a yemale ci biir. oui ndax bu guddee Nafi Jéey topp di dégg topp benn mélodie rek di ko dégg di dem day dem bu mujj gi li nga wax bu day njariñ sax dootu ko saf ndax neexit wa des na. bari de xaalis dong doy na ci. oui léegi est-ce que kon mën nga ñoo yëkkatil benn bayit ci xasida yi. inni axoolu wala yamilu liman yasul mahal jiray ya sal jalali ya mutakhali ya khayra wali ajib dukhai sallil wa salim alal mukallim wa durriyasim wa sunwi xayi addi Serigne Saliou Mbacké waaye na fi ci programme yi la 14 janvier Serigne Saliou Thioune ndigal dafa jëm dëkk bu nuy wax Dalifort gii jëwriñ Modou Fall woote ko àndandoo ko ak bokki taalibe te jëwriñ Modou Fall di jàmbaar ju mag a mag a mag joo xam ni ku sëriñ bi ràññee la ci pastéefam kon le 14 janvier ñoo ngi jëm Dalifort waaye le 18 décembre Cheikh Omar Diop moom it da ko woote fii ci Parcelles Assainies waaw ci en face Casa Sport ñu war faa dem àndandoo ko ak moom ak
Cheikh Mouhamed Samb soldaaru Serigne Touba. merci beaucoup Yàgg dinañu ñëwaat ci ayca Yàgg kontaan naa yàlla na yàlla fay nit ku xaw ma nu ko tubaab di waxatee bu ma xamoon baat bi dama koy indi ci tubaab nit ku disponible nga baat bi neex waaw tabaarakallah way moom dafa laaj baat bu neex dafa laaj xam dafa laaj am dégg boo ko defoo di nga fàtt nit ñi ci bopp buy metti di nga fàtt nit ñi ci xaar bu yàgg tabaarakallah yàlla na yàlla fay waaw ayca na fi doxalal Aïcha mën nañu dem xooli Zeynab alors dans la rubrique TIC 2.0 tout juste après ceci. ayca Zeynab doxalal oustaz nii lu ne rek mu ngi koy wax fi mu ne. oustaz am nga fi ay fans de en direct boo leen ko waxee ñu. fans yi. alors Nafi tey nag dañuy waxtaanee li nga xamante ni moo di phénomène laa ko mën a tuddee mais lu dangereux aussi loo xamante ni mooy affolé toile bi depuis fan yi yëpp te yàgg na du lu bees amaana nag nit yi dañ ko doon doog a découvrir parce que les gens n'ont plus froid aux yeux parce que nëbbatuñ ko sax nag daanaka mu nekk loo xamante ni nag dafa fréquent ci école yi ak yeneen lieux yi nga xamante ni xale yi ñu ngi fay fréquenter ak jeunes yi particulièrement fii nga xamante ni moo di ci boîte de nuit yi mu di drogue boobu ñu tuddee volet léegi nag ñoom lu ci ëpp ci boîte de nuit yi lañ koy jëfandikoo maanaam guddi gi ndax daf leen di tàkkale complètement ak seeni ay sago donc ku nekk xam na ni nag sooy dugg ci boîte de nuit bu dee góor la dañ lay fouiller maanaam mais bu dee jigéen la kenn du xool yow lan nga yor du coup dañ leen koy jox nag ci seen ay banaan lañ koy dugal wala ñu dugal ko ci yenn ci seen partie yaram yi donc bu ñu duggee nag ci biir boîte bi dañu koy jël daal di koy ëf ndax manque lay doon manque bi nag boo ko ëffee ci biir da ngay bàyyi muy peer nànk-nànk ci sa gémmiñ waaye nag loolu boo ko defee daf lay tàkkali ak li nga xamante ni nag moo di sa sago ñuy rappeler nag ni volet dafa nekk loo xamante ni day ëpp sa cerveau maanaam day tax dootoo yëgati dara sa àdduna des fois nag boo ko defee tu as la peau moite ba day tax sax da ngay insensible daal maanaam donc ñuy rappeler nag ni xale yu jigéen yi ak xale yu góor yi jël nañ ko jël boo xamante ni te li ci gën a garaaw mooy budget la laaj ndaxte benn bi rek ñu ngi koy weccee ko ñaari junni maanaam 10 000 francs ci CFA ci suñuy koppar donc yaakaar naa ni loolu budget la te xale yi aussi jël nañ beneen phénomène ñu tuddee ko trap bu ñu déggee trap nag maanaam xale yi dañuy muy góor ñeeg jigéen ñi dañuy cotiser ci seen biir jël ay appartement boole sangara drogue volet ak yeneen nekk ci biir appartement bi man di def lu leen neex. metti na daal. waaw metti na daal donc te yooyu dafay tax na fi day mel ne aussi dangay am ay hallucination te boo ko jëlee te nelawoo li ci gën a yéemu mooy tey mën naa xëy taxaw par exemple nañ ma jéggal ci kàddu gi ne Ziggy moo may violé te Aram Ziggy laalu ma exactement te Ziggy laalu la te da ngay waat ne Ziggy nii da doon jéem a egg sa kaw te loolu amul donc daf lay tàkkale complètement ak sa sago ngay am ay hallucination muy mel ne comme si da ngay délirer te loolu nekk na loo xamante ni c'est vraiment dangereux donc fan yi aussi ñi ngi gis suicide bi bëri na torop surtout ñi nga xamante ne bu ñu demee baali ji bu ñu génnee boîte yi dañ naan ñoo àndoon baali ji fekk te yow volet bi la jàpp wala mu jàpp ci drogue bu mel noonu donc moom lay mukkee ba daanaka day tàggoo sago ba dee rek lay gis te Zeynab bi ci graaw mooy man xam naa ci ay xale yu bëri yoo xam ne bactérie nañ ci ay xale yu bëri yoo xam ne overdose nañ ci ay xale yu bëri yoo xamante ni halluciné nañ ci ba seeni mbokk di porter plainte ki leen koy jaay wala ki leen koy indil alors lu graaw la loo xamante ni vraiment man daal lu amul notice man na fi man bugguma man daal bugguma lu amul notice du dëgg la ay comprimé ak ay ballon garab bu amul notice daal lu amul notice parce que aujourd'hui les comprimés là on ne sait pas parce que ci naka lañ koy waxee à l'œil nu amul ci paquet bu mu nekk amul ci tablette booy liiree ñu bind la peut-être ne la lii lay jar posologie bi lii la lii dañ la koy laxasal fenn jox la nga dem boo dee nit war nga xalaat ni peut-être liñ lay jox ni am na lu ñu bañ nga gis ko ci wala un truc du genre. c'est pas légal du tout. su ma waxee est-ce que nañ ma dégg nii. waxal jegeel ma na la maman may rek jegeel nga wax garaawul papa ma ba
non en fait on est en week-end. Nafi dafa wax léegi en fait par rapport ak le fait que yow li ngay jël xamuloo lan lañ ci bind. may rappeler ne aussi même en fait dans le cadre pharmaceutique am na garab yu bëri yoo xam ne ñu ngi koy jaay Sénégal ci pharmacie yi. mais du nekk garab boo xamante ne baax na mais dañuy garab am dañ koy defaree comme ay dëkk yu nekk Inde. mais yoo xam ne c'est destiné que pour l'Afrique en fait. donc même pour garab bi ñuy jël sax. maman laalaatal ma câble bi ci kanam. donc waxatuma la drogue boo xamante ne par exemple xamoo fa lañ ko defaree te xam nañ aussi ne dealers yi ñoom bénéfice la ñuy wër mun nañ jël drogue boo xamante ne sa entre guillemets drogue bu baax la mais dañ si mélanger affaire pour seen marge gën a yaatu donc ku si am sa doom daal c'est vrai que parents yi tamit ñi ngi def lépp li nga xam ne mën nañ ko mais xale moom bu décidé wee bon kenn mënu ci dara parce que c'est vrai que la plupart du temps dañuy ne non parents yi la am na parents man li may laaj drogue dañ koy fóon wala dañ koy naan lépp am na drogue yu ñuy léegi bu dee dañ koy naan Coca-Cola bi neex ñoom Fanta ak ñooñu mënoo leen naan bu dee lu gën di mbëq ko def meew mais oustaz Coca bi doo yéeg tamit léegi yóbbu ci beneen niveau oustaz da ngay màndi mais dégg nga kii li mu wax sànq mu ne parce que nee na am na ñoo xamante ne bu ñu ko naanoon tey bu ñu waxee ni diw violé nee na duñ koy gëm léegi lan moo nekk ci biir sàngara soosu non du dañ koy gëm de moom ci boppam moom mooy jàpp ni dañ koo violé c'est ça jéem a violé te loolu amul waaw léegi coono boobu yëpp nga ciy daj ku ne nga kalaame ko lan moo la teree naan sa lu saf suukar lem sa ñaari tànk ni seen niveau wees na foofu bëggu leen da leen jox saan la ñuy wax waa léegi doo jënd Dakar jàmb ko bëgguñu ko oustaz yor nag day dem ba dose boobu da lay dépassé exactement dootu la doy te drogue mooy loo xamante ne nga cigarette ba cigarette bi da nga koo miinal sa yaram ba doyatu la. wala mën naa laa laaj nga jël chambre indien doguma la de. nga foowee ko ba sa yaram dépassé loolu. dëgg la nga teggi loolu dugg ci volet bu volet bi yéegee ci yow nag da ngay fóon. xanaa kook ngay jël da ngay fóon baa nga pikiiru. waa léegi ceebu jën moom lu tax nga yàq sa àddina pour ay détails. non parce que du kii. suñu doom yi la ñu war a xalaat du excitant en fait. te drogue li si yàlla def pour dinaa li si yàlla def dama yàlla baax drogue yi drogue dafa nekk loo xamante ne plus nga koy jël c'est fait comme ça en fait plus nga koy jël plus sa yaram di ko laaj day gën a stimulant voilà plus exactement et puis yow da ngay jël mu lay yéegal di la yéegal da nga naan non foo ma xool en fait su ma jëlee plus que ça lan lay joxe mais est-ce que Nafi loolu taxul tey ñi nga xam ne bu ñu ko ñàkkee da leen di jaral ñuy dox ci mbedd gis ni am sañ-sañu gisuñu lu dul dem agressé ko parce que la dañoo war a mooy tax ñu naan dafa sikk waaw loolu dafa sikk dafa sikk mooy dafa sikk dañ ko daan wax ci beneen forme xam nga lépp moom dafa romb dof bu sikk dañ ko daan tudd ci beneen forme ok ci góor mais léegi siiku ren siiku tey siiku dorog man li ma nekk kaw ko ni ma sant yàlla yàlla nañu ci yàlla ci volet yi yàlla gën a en tout cas daal xale aussi moi j'interpelle nos autorités surtout Zeynab c'est important parce que volet bi boo gisee ni muy dawee sur Dakar keneen ki noonu ki ngay wax sànq trap xawoon trap bi ñuy def waaw ballon yi mooy ni muy dawee justement ballon yi ni muy dawee nga war a xam ni mu ngi dugg et que ñàkkul nos autorités sont informées que yooyu les stupéfiants mi ngi dugg ci dëkk bi nañu jéem a xool naka la ñuy amee mainmise ci circulation wu li nga xamante ni moom moo di volet yooyu ak dafa am loo xamante ni dama am benn xarit boo xamante ni day volet naa si la tudd waaye mi ngi yàq yow naa si dina la jël si non non il faut ñu conscientiser wu parce que émission yi la ñu mën a waxtaan ak suñu ay xarit conscientiser leen mais naa day volet day ballon day ñëw sama kër naan ma trap suuf metti nii mu ne ko mais lan mooy loolu après la documenté wu comprendre ne kon moom xëy na dafa dugg ci moo tax bu dee mi ngi may seetaan Zeynab bëgg naa nga waxal yow yaay yàq sa xarit na bàyyi yooyu yaa ngi wax par rapport ak affaire bi nu muy lawee si dëkk bi di rappeler aussi en fait que kilo drogue yi ngay dégg ak tonne drogue yi ngay dégg gars yi bu ñu ko jàppee si télé bi duñ ko taal de c'est vrai dañ koy utiliser dugalaat ko si marché bi loolu mooy problème dafa nekk loo xamante ne échantillon la ñuy jël échantillon la ñuy jël duñu taal lépp échantillon la ñuy jël man couvrir naa ay incinération yu bari waaw man moom gis naa xam da nga koy taal mais Nafi voilà baal ma foofu bu ñu jàppee 10 tonnes 5 yi duñ ko taal mais Nafi duñu koy taal xam nga tey ñuy tox pour man si xeet gee leen ci neex n'est-ce pas du saxaar si la ñuy dugal di génne mais xanaa taal boobu nu koy taal saxaar si jóg bokkul ak saxaar si ñuy mucc ban saxaar la luy différence comme tey exemple yamba ah daaji lu benn non yamba bi ñuy taal nii di muuc wala de bi ñuy taal di muuc yamba bi ñuy taal di muuc
n'est-ce pas du léeg-léeg bu ñu jàppee yamba dañuy teg jal bi taal ko léegi damay laaj ndax saxaar si dugg sa gémmiñ ndax saxaar si waaw du moom la rek xet gi rek da leen jox ay daaj da ngay mën parce que bu ñuy incinérer da ngay gis ni ñi nga xamante ni dañuy jëfandikoo yooyu dañuy rodde tout autour di gain quoi suñ ko mënee woowee noonu comme quoi que même bu ñu incinéré wul la totalité ça je sais pas mais néanmoins on incinère beaucoup de drogue par année fii na fi sànq yaa ngi wax pour autorités yi teg si loxo wala ñu gën ci farlu mais je rappelle que ni la fois passée am nañ information que daf ci am ay doomu autorités yoo xamante ni dañ koy utiliser di def overdose alors que dañuy corrompre ñi nga xamante ni ñoo di juge ba ñu étouffer affaire boobu loolu aussi beneen affaire la boo xamante ni dañ ko war a soulever def ci enquête bu baax a baax beneen bi ci topp mooy drogue bi ñu wax ne xaaj bi buñ ko jàppee lu si ëpp du dem bu eggul ci presse bi duñ ko incinérer bu fekkee eggul ci presse bi dañ koy dugalaat ci marché bi parce que tamit faut souligner que état yu bëri ils se font des milliards ci ay affaires de drogue loolu aussi c'est très important donc ñuy wax aussi parents yi nañu surveiller seen doom yi muy ci collège yi ci lycée yi mais yaay damay dem anniversaire yaay damay dem nii looloo tax dëkk bi doo ci defuñu dara mais ñun suñu génération defuñu dara parce que man sama yaay dama ko naan yaay damay dem anniversaire que ñoom béti ma egg ne ko su ma eggee yaay béti dina la woo damay dem ci bu nekkee maman la maman ñun loolu bañ nekkee xale fooyee nañ ko di dañuy tax ci def baatu mère allo ñun ñoo war a conscient xam ne que suñu génération dañuy juri doom suñuy doom dañuy màgg dañu war a sóoraale suñu bopp dans 15 ans dans 20 ans dans 30 ans jigéen boo gis à l'âge de 40 ans war na gën a mel ni jeeg bu ndaw parce que boobu foowe woo sa bopp di ngay nekk jeune fille donc pourquoi ñuy tenter loo xamante ne ñun xam nañu yoon bu ñuy yóbbu ñu koy foowee tout en disant que après dinaa ci génn li la ci dugal du la ci génne donc autant nga sàmm sa bopp te bañ a xool leneen li nit ki di def ci éducation de base la dëgg la mais école bi mooy yàq xale yi merci beaucoup Zeynab vraiment tout sauf ay affaires yi drogue franchement tout sauf ça parce que c'est une porte d'aller vraiment sans retour sama xarit bi nag fekk si mbaan ak Sawlu càppaaculi fuuj bi mbokkum yaayu Ami Diagne ak Marie-Louise yow boole woo soobee yàlla dina la yow boole woo trapo du ko naanoo teg defoo benn déli mooy ki mu doon yàq wala moom laay defaraat naas lay defaraat dama jot ay message naas lay defaraat ni naas de moom boo wàccee yow buntu NF yow naasee ngi taxaw di la xaar soobee yàlla yaayu Ndeye Anta Coro aw mbuub da nga baax demal ba suba donc voilà parents yi ñu ngi leen di ñaan ngeen gën a surveiller seen doom yi surtout ci milieu festif yi foofu lay gën a bëree fêtards yi aussi def leen attention bu baax ci drogue parce que overdose la lay jox te extase moom xam naa ni boo leen fa eggee pour ngeen wàcc daanaka day soobe rek suñu Aïcha ñu xooli béti rapidement ci rubrique immobilier rapidement Aïcha béti waaw na fi comme ñu ñëwaat rek ci wàllum location beeg caution bi nga xamante ne loi bi génn na décret bi génn na ñu ne am nga droit porter plainte ki nga xam dem ci yoon ci ki nga xamante ne romb na loi bi ñu wax mooy ci 2 mois yi nga xam ne moom la ñu dégle dañuy dem xool élément bi rek dellu ci waat ci plateau bi na fi Aïcha existé woon la avant décret 77 527 ci article 7 alinéa 3 moom moo ne caution ak avance 2 mois rek la borom kër yi war a laaj locataire problème bi mooy ci terrain bi pour ñu mettre ko en œuvre locataire bi day am problème ndax mënta wañ loxowu borom kër gi ne ko par la force da nga koy def léegi nag lan la ñuy teg ba borom kër yi aussi bu ñuy def contrat ñu bañ a jalgati loi locataire bi naka la ñuy def ba bu fekkente ne loolu am na mu mën faa dem rapidement ñu régler ko dinañ sensibiliser locataire yi dinañ leen informer ci loi bi nga xam ne am na. waaw Nafi ñu ngi remercier encore Elimane Sall le président les locataires du Sénégal comme ni mu ko waxee le décret numéro 77 527 ak alinéa 3 bi nga xamante ne génne nañ loolu yëpp mais Nafi man problème bi mooy li ñuy wax ni courtier yi ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo ciy teg seen wàll xëy na ñoom loolu mooy seen lekk mais mu ngi gaañ nit ñi parce que ñu ngi def ay 4 mois
yokk 5 mois ci yenn mensualité yoo xamante ne nit ñi au jour le jour la ñuy dund léegi kenn mënatul denc épargne yaakaar naa amatul ndax fayum location fay bi metti na nit ñi sonn nañu te 2 mois yi dañuy ñaan yi yàlla wala suul yi nañ ko continuer 2 mois yi am na jàmm bu ku def li nga mën nga fay ko ci sa location joxe say 2 mois de caution dugg ñu jox la sa caabi mais ñi nga xamante ne dañ ciy teg seen ay frais d'agence ak yooyu noonu loolu mooy doon toujours problème bi peut-être bailleurs yu bari tey dañuy wax ci bailleurs yi mais il faut que ñu accepter am na bailleurs yoo xam ne seen 2 mois teggiwuñ ko agence bi moo ciy teg ay frais wam ak ay charge am donc bu dee tamit charge yi mu ngi ñuy bëgg gaañ aussi moo tax loi bi jël na décision am encore donc tey bu fekkente ne romb nañ dem nga ci agence ñu yokk 2 mois yi am nga droit yóbbu leen ci yoon parce que fiche bi nga xam ne moom la ñu génnee léegi wax nañ ko ci décret bi nga xam ne moo génn franchement chaque jour ñu def cri de cœur sonn nañu ci location sonn nañu torop fay bi weer ak weer métti na ñu laaj la 4 mois nga joxe 4 mois te bu weer bi deewee da ngay fayaat aussitôt donc du coup mën nañ ne 5 mois ngay fay jëm 6 mois te location yi léegi mu ngi encore comme ni ma koy waxee 500 000 800 000 par mois yooyu yëpp après te du nekk location vente après doo dem ba moom kër gi da ngay fay rek ba keroog boobu mënatoo fay nga génnaat fayaat feneen donc studio amatul 180 000 studio 200 000 la jëm kaw donc vraiment c'est compliqué néeg ak douche néeg ak toilette sax léegi 75 000 la ba 130 000 ci koo xamante ne dañ lay suuluwee loolu rek déjà dafa cher donc franchement nit ñi sonn nañ ci wàllu location bi nañu appliquer loi bi te mu am continuité parce que nit ñi sonn nañ torop na fi jey. Aïcha, espérons que pour cette fois-ci loi bi dina applicable surtout sur l'étendue du pays c'est très important bi. waaw maa ngi remercier nag Talibé Cheikh mu ngi lay nuyu Julio mu ngi lay nuyu bu baax oustaz Talibé Cheikh mu ngi lay ziar bu baax a baax sànq ba tey mu ngi lay béggee di souhaiter joyeux anniversaire à ma grande sœur Ndeye Faye Kanté maa ngi lay souhaiter un joyeux anniversaire ak képp koo xamante ne judd nga ci mois de décembre ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér di ñaanal ñu jeexal at bi ci jàmm ak salaam incha allah. Aïcha merci beaucoup Betty Bamba xam naa yow da ñu koy baal rek parce que li ngay waxtaanee dama bëgg vendredi prochain oustaz ñu am temps bu bari comme ça ñu waxtaanee ko mu yaatu. ci loolu la ñuy waxtaanee. weer wi yëpp. dan yonent yi. ci yonent bi rek. gën gi mindeef moom Moussa Bamba merci beaucoup. Yaaga Faye yow itam jërëjëf kontaan noonu nañ lool ci disponibilité bi. waaw nga baal ma rek ma nuyu Serigne Fallou Galas Lo. oustaz mi xam na ko. Gaynde Kokki waa léegi rek ñu ngi daje man ak moom fii ci autoroute bi léegi rek moom mante nañ waaw tabarakallah Fallou Galas Lo ndeysaan buur daali Gaynde Kokki waaw bésam bi nga xam ni daa woote le 26 décembre le 26 décembre lan la woote day teral alxuraan waaw donc ya nga xam ni dañoo ne Kokki daa am restaurant bu mag buñ fay tabax boo xamante ni ma ngay waajal fas fa yéene dugal plus de 100 et quelques millions. boole ci benn bés boobu rek lay maajaalal ak benn bés boobu rek. ku muy ñaan ndimbal rek. wax na ma man ne. sëriñam bi mu yaakaar sëñ Abo nga xam ne da ko fonk lool. woo na ko ni ko wooteel bés. mun ko dimbali ma am benn bés rek mooy bés bi may woote ngir jëm Kokki. waaw defal ko yàlla ak alxuraanul karim ko defal alxuraan yàlla nga defal. kooku nag moo woote na. te li mu woote yàlla dogal na mën na ko waaye bëgg na ñëpp tax ndax lu baax la ndax alxuraan ku ko teral ndax dëgg yàlla Seydina Muhammad nga teral yàlla nga teral te ku teral yàlla ku ne xam nga da nga tedd de kooku moo woote waaw kon nag maa ngi tàggatoo sama kàddu bu mujj ci émission bi di jox ñëpp nag rendez-vous encore une fois suba le 11 décembre Ismaïla Ba ak Baye Ndiaga Mbaye Serigne Saliou mi daal di ci ñëw teew jotaay bi inchallah merci beaucoup merci Yàgg oustaz yow itam jërëjëf ba àjjuma waaw c'est partout waa ba àjjuma inshallah taala ñu daal di duggaat ci yeneen question yi di baalu ñëpp ak di baal ñëpp di wax ne nañ ñëpp bàyyi xel ñun ñëpp ay jàng rek tabarakallah baat tubaab bi moom bu ngeen ko déggaatee inshallah déwén la moom ku mu rëj am wala bu leen neexee àjjuma bi di ñëw man Zane ba bu leen rëcc jàpp na ne déwén ngeen koy déggaat ok Jeanne ba suba inchallah Nafissatou Dieye merci beaucoup à demain merci beaucoup ok on se décide on se retrouve demain inchallah
on se retrouve demain inchallah ci li nga xamante ni moom moo di rendez-vous bi 17h 19h mais d'ici là restez pour la bonne suite de nos programmes l'essentiel la ngi ñëw ci kanam tuuti ak Evelyne Mondjouba après dinañ am suñu grande édition yi tout juste après on aura Noumbelane avec Néné Aïcha et sa team merci beaucoup et puis à demain. sur Sen TV. tey dañu ñëw si écoulement vaginal mu nekk lu jigéen ñi di jàmbat lu bëree bëri muy benn ndox bu ñuy gis muy génn seen kanam lu bëree bëri am ñoo xamante ne bu ñuy ovuler maanaam heure bi nen bi war a génn mooy fukki fan ak ñeent 14e jour cycle bi si lay faral di xaw a bëri kon loolu yëpp lu normal la suy ànd ak deret it mën nga soupçonner infection bu xaw a yàgg wala it cancer da koy def bu jukaay bi dana indi loolu kon soo demee bay perte yi ànd ak deret baax na nga taxaw nag dem xool suy demee bay marron aussi benn lum chocolat di xaw a changé wala mu mboq xamal ni nekkatul perte yu normal. Samedi, dimanche sur Sen TV. Voilà, je déclare officiellement ouvert Oscar de la 2021. Dimanche sur Sen TV. Samedi sur Sen TV. Santé et on parle de l'importance du don de sang et de son intérêt ñuy nekk fii ci hôpital pour enfants de Diamniadio. Pour un individu normal adulte 5 à 6 litres de sang war na ko nekk ci organisme pour permettre que moom mécanisme yi mën a dox bu baax. Le groupage sanguin parce que ñu ci bëri boo leen laajee duñu xam seen groupe sanguin alors que c'est important dans un pays comme le nôtre avec l'avènement en tout cas des Jakarta des motos Jakarta les accidentés de la circulation c'est important ñu ñëwaat ci importance bi nga xam ne rek groupage sanguin nit ki xam ko c'est important. D'accord loolu moom rafetlu nañ ko déjà bi état imposé woon nit ñi. ñu def ci permis ay groupe sanguin. C'est important. man loolu moom jàppoon naa ne en tant que biologiste loolu lu important la. parce que tey nii ñun Diamniadio ñu firndeel na ko tamit on est un carrefour
dañuy recevoir fii ñu bëri ñu def accident de la route mais accident tamit parce que xam nañ tam si on a une population jeune boo xamante tamit day liggéey chez ay chantier am na xale yi fii ñëw xamuñu seen groupe sanguin nga xam ne la c'est urgence hémorragique. Samedi sur Sen TV.